Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal. De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci. Ça, c'est Youssou N'Dour. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës mbirum Aïcha Diallo liggéeykat yu hôpital bu Pikine nee nañ nag dañu leen singali tey ji ñu fas yéene woon rek amal ab toogaay bu ñaxtu waaye soppi nañu ko janook taskatu xabaar yi la ñu def wax rek li nga xamante ni moo leen naqari ndax nee nañ ñoom du ñu mës di jug di taxawu aji tawat gi tey ji nag lu ni mel fekk leen ci mbirum Aïcha Diallo dinañ ci jokkoo ak Salif Sow ma ñu toogal ca diwaanu Pikine ca banlieue bu Ndakaaru bu moyul nag mburu dana ñàkk loolee benn fan lay doon ak ñaari fan ci weeru novembre bi ñu dëgmal ndax kuréel ga nga xamante ni moom moo ëmb boulanger yi foofee ñoo mer nee nañ nag farine dafa yokk saag ba la ca tege mat na juróom-ñetti téeméer nee nañ loolu mënatuñu koo dékku ñu àddu tamit ci wàllu njàng mi ak jafe-jafe yi nga xamante ni am na ca fa ñu naan ceeb ca département bu Kébémer la nekk foofee nag gis nañu ni ay jàngalekat matuñu fa ndax si seetlu ci atum 2010 sax am na juróom-ñeenti salle de classe yoo xamante ne nii mairie ba tabax na ko waaye ba nëgëni amul ay jàngalekat yu fa nekk feneen fa njàng ma sooxee ca lycée Kounkané la nekk ca département bu Vélingara foofu nag nee na ñàkkum ndox mu sell waaye tamit ay école yoo xamante ni miir wëru ko ba ci nag ay salle de classe yoo xamante ne matul loolu itam bokk na ci li sooxeel njàng ma foofee daañu wax ci ganu tey ji Youssou Diallo lay doon du ñàkk ñu dalal ko ci kanam tuuti moom mooy njiital conseil d'administration bu Sonacas ñu fas yéene nag waxtaanee ci njaayum gerte mi nga xamante ne ba dëgg ni nag déggooguñu kon ci njëgu kilogramme bi donte am na lu ñu ne jaadu na muy ñeent fukki dërëm ak ñaar lu soxla itam kañ la kon campagne boobee di door waxaguñu ci dinañ ko dalal ci kanam tuuti ñu wax ci leneen wàllu caada Youssou Ndour mi ñu delloo sargalati fële ca Japon bi yoon nag ak prix boobee ñu duppee premium impérial sargal nañu ko nag moom artiste bi ñu yàgg koo sargal ci àdduna wërngal këpp Aïssatou Paye dina dikk ak ñun kon ci xew-xew boobee nga xamante ni nii nag kon niñ koy waxee rek xool ya tooyoon na waaye tamit xool ya neexoon na foofee ca Japon ci kanam tuuti lay doon daan ci toftal xët yu njëkk yu yéeni kaay nes tuut ñu faram-fàccee xibaar yi. jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi ñu tàmbali ko fële ca Pikine hôpital bu Pikine ni ma koy xoon ci ponk yi liggéeykat ya nag mer nañu nee nañ dañu leen singali ak mbirum Aïcha Diallo moomee di gone nga xamante ne nag moom moo ñàkkoon bakkanam nee nañ ci anam yoo xamante ne anam yu doy waar la ndax ñàkkub taxaw la ay mbokkam wax tey liggéeykat ya nag daal di rek janook taskatu xabaar yi wax li leen metti ñu fekk ji foofee Salif Sow maa ngi leen nuyu. fay naa leen bu baax a baax. Salif Sow ni ma ko waxee rek liggéeykat ya daal nee nañ fayuñu kon naar ba xoromam ndax ñoom dañoo yàgg a taxawu aji tawat ga foofee lu leen metti lu ñu wax tey.
li ñuy wax lynchage médiatique tubaab di ko wax maanaam singali goo xamante ni nee ñu dingat leen képp moo leen tax a jóg gaañile loolu lañ leen def loolu nee nañu loolu ñu ngi koy woowee acharnement ñoom nee ñu fi ñu toll nii sax balaa ñu leen di jiiñ ñoom seen bopp ñoo gën a am lu leen nakari ndax nee ñu bu ñu sañoon xale bi la du des ci seen i loxo bakkanu xale boobu nga xamante ni mooy Aïcha Diallo amoon fukki at ak ñaar ñëwoon fa ajuma génn fa àdduna ci altine gi nga xamante ni moom moo weesu jot na sax am ay jàppante yu ndaw yu seetlu ci diggante yenn taskatu xabaar yi ak ci ñi nga xamante ni ñooy liggéeyee ci hôpital ba ndax mooy li nga wax sànq ci ndorteel gi mer bi nga xamante ni ñoom ña fay liggéeyee mer nañu ba futu ndax nee ñu naar bi fay ñu ko xoromam loola war a sax ba léegi ñoom ñooñu nga xamante ni ñoo doon wax sànq nee ñu li ñuy xelal waa conseil administration bu hôpital bi nga xamante ni mooy bu Pikine bile mooy ñu déposer plainte contre X wax ko maanaam jagleel ko képp koo xamante ni yàq ngeen seet der ci fan yi nga xamante ni moom la ñu weesu leneen li nga xamante ni ñoom nakaru lañ ko waa hôpital ba ña fay liggéeyee ñàkk gi ñu ñàkk ay moyens ndaxte hôpital bu Pikine benn la ci banlieue bi moom képp moo fi hôpital de niveau 3 maanaam mooy hôpital bi fi gën a mag loolu ya fa nekk téeméer la ak ñaar fukk ak ñeent maanaam 124 lits ñoo nekk ci hôpital de niveau 3 benn bi nga xamante ni moo nekkee ci banlieue bi urgence fukki lal yi lañ leen jox ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkee urgence Pikine ak Guédiawaye boo ko boole weesu na 2 millions doomu aadama leneen li nga xamante ni seetlu nañ ko te ñu fay daanelee boo amul laaj mooy que ne am na ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllum wërgu yaram ñi nga xamante ni mooy ku mel ne Saliou Faye daaf ak yooyu syndicalistes yi teewoon nañ tey indi li nga xamante ni mooy nu seen njàppale ñi nga xamante ni ñooy liggéeyee ci hôpital ba ñoom nag tey daanaka mën na fanweeri simile ba weesu ko sax taxawal liggéey bi ñëw wax lu leen metti daal di koy wéyalewaat waaye nekkul liggéey boo xamante ni dañ koo taxawaloon bu baax a baax ñenn ñi rek ñoo génn ñu mënta ñàkk ñi ñëw ci biti wax ak way taskatu xabaar yi delluwaat ci waar wa Salif waaw bisimilah. avant ñu tàggatoo wax nga léegi lu am solo ay syndicalistes yoo xamante ne nii ci wàllu wér-gu-yaram la ñu faree teew fa ñoom lan mooy seen taxawaay ci mbir moomu lu ñu wax. waaw li ñu wax mooy ñi waa hôpital bi wax rek ne ñu ñi nga xamante ni ñoo nekk personnel médical bi ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan waaye li ñu gën a accentuer te xaw koo laal mooy li nga xamante ni mooy manque de moyens nee ñu ñoom dañoo ñëw ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci hôpital boobule ndaxte nee ñu ñi ngi def lu ñu mën ak lu ñu mënul di fanaanee liggéey waaye bu xew-xew yu mel nii amee dal seen kaw kon ñoom li leen war mooy ñëw daal leen ni taxawu ci lile ba tax na daal ñoom indi seen jàppale wan ne ñi liggéey ci hôpital ba fa ñu jàpp foofu la bu coow li tax ba ñu découragé bàyyi li nga xamante ni moom mooy seen mission mooy di sauver ay vie lii nag dogal la ñoom loolu la ñu wax waaye am na leneen loo xamante ni sax ñoom wax nañ ko nee ñu xale bi mi nga xamante ni génn àdduna gaañu bu mu gaañu gëmuñ ne luñ ne bant la moom moo ko gaañ ñoom sax wàllu woowa nee nañu buñ sañoon yoon ibbi ci beneen enquête leeral lan moo gaañ xale bi dëgg balaa mu doon ñëw ci hôpital ba ñoom it syndicalistes yi wax nañ loolu ñoom daal liñ ko tënk mooy que ne seen njàppal lañ indi ak seen ñi nga xamante ni ñoo bokk ca ñoom tey liggéey ci hôpital bu Pikine boobule. ñu koy jaajëfal bu baax Salif Sow ñu doon jokkoo ak moom ca diwaanu Pikine kon gan gi yegg si na Youssou Diallo maa ngi ko doon wax léegi muy njiital conseil d'administration bu Sonacos maa ngi lay nuyu Youssou Diallo. waaw maa ngi lay fay sànna si. mu ngoog kon ci kanam tuuti daañu waxtaanee rek mbirum gerte bi ak fu ñu toll rek ci wàllug njaay mi ak ñàkk déggoo gi ba tey ci njëgu kilogramme bi xibaar yi ñu wéyal ko banlieue bu Ndakaaru foofee la ñuy des fa nga xamante ne fa lañ doon jokkoo ak Salif Sow ak la ko wër nee nañ nag boo moyul kon mburu dana ñàkk loolee benn fan lay doon ak ñaari fan ci weeru novembre bi ñu dëgmal li ko waral kuréel gi nga xamante ne moo fa nekk kon ëmb boulanger ñoo lànk ne dañuy taxawal liggéey bi ndax farine la ñu ne yokk na saak ba la ca tegee kon mat na juróom-ñetti téeméer loolee nag la ñu ne mënatuñu ko dékku ñu teewlu ci Bada Gassama moom mooy njiital kuréel googee ëmb boulanger yu banlieue ñu teewlu ko ak Salif Sow. weer a ngi nii képp koo nga xam ne da nga yëngu ci wàllu boulangerie yaa ngi nekk ci ay coono ak i jafe-jafe li ko waral mooy farine bi ñu xëy yokk ci 4000 francs moment bi ñu toll daanaka côté boo nekk lu war mat 27 boulangerie fermé nañ fa ak ñeneen ñi nga xam ne firme mu ñëwat ci ay difficulté lañ nekk léegi nag li ñu décidé mooy état bi xool nañ yoon bu nekk pour waxtaan ak moom bind nañ ministère de commerce pour yëgal ko fii nga xam ne situation bi foofu la toll tontuwul lundi bii passé nag mooy la 16 bind nañ ko leetar yëgal ko ni ko le 1er novembre di mardi ak 2 novembre di mercredi incha allah dinañ taxaw boo nga xay ni dañ koy def pour farine bi wàññeeku ñu commencé liggéeyaat bu fekkee nag loolu amul bu ñuy taxaw nag moom dañuy taxaw définitivement nga xay ni moom fii farine bi wàññeekul duñ ubbi suñuy boulangerie
bu ko defee bu loolu saafara amee ñu continuer liggéey bu fekkee saafara amul nag ñu tëj continuer parce que nag kenn mënul di xëy di liggéey di perte kenn mënu koo def sa matériel di yàqu li ngay liggéey mënoo cee gis sa bopp. xibaar yi ñeel njàng mi ak jafe-jafe yeeg daara yeewu selim yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàngalekat yi bi yoon ñoo jaaxle ndax nee nañ xamuñu ñoom fu ñuy mujjee ëllëg ba tax na daal ñu ngi sàkk kon ci nguur gi maanaam administration boobee nga xamante ni administration provisoire la ñu teg ko fi rek ngir néggandiku loole la ñu bëgg nag nu samp ko na mu gën a gaawee ngir sax ñu xam ñoom fa ñu féetee ñu teewlu ci madame Sarr moom institutrice la kon bokk ci kuréel googee ñu teewlu ay kàddu maag Aminata Mbari Sow. école dafa am waxtu wu muy door ak wu muy jeexal léegi nag comme am na door na ba noppi te ñun ñoo daan njëkk a door tey ñëpp door na ñun ñu toog di xaar te itam temps bi duñu toog di xaar moo tax ñu jaaxle bu ñu sañoon kuñ fay manti teg mu ñëw toog xale yi commencé waat tàmbali ñun ñu continuer liggéey ni ñu doon liggéeyee loolu mooy suñu yitte mooy suñu soxla du ñu jàngal ay 6 ay élèves ay dongo la ñuy jàngal te dongo bu toog ba waxtu bi jàngoo di nga wuti feneen foo dem bu dongo yi demee ci yeneen école du ñu gisati kenn dootuñu mën a wax ni daaraa nga fa kon loolu mooy suñu jaaxle seen sañ-sañ la bu la neexee ne duñ ci ànd waaye comme ñun yàlla dañu fa yóbboon ñuy liggéey ñun mënuñu tànn amuñu sañ-sañu tànn ne kii la ñuy liggéeyal wala kële la ñuy liggéeyal ñun liggéey rek moo ñu soxal moo ñu yor ku ñu indi ñu liggéey ak moom nag loolu sañ-sañam la nangul nañ ko waaw waaye ñun tam suñu sañ-sañ mooy nañ ñu tegal ku ñu liggéeyal. ca ceeb nekk ca département bu Kébémer foofu it la ñu seetlu ni njàng ma sooxe na li ko waral jàngalekat ya matuñu donte mairie ba nag tabax na fa rek juróom-ñeenti salle de classe loolee ci atum 2010 waaye ba nëgëni salle yooyu ma nga ñu ne ràpp tëj ndax amul ay jàngalekat yu fa ne jafe-jafe yooyu nag wax nañu ko ci ab forum bu fa mairie ba doon amal ngir xool rek yan saafara kon la ñuy wut ngir taxaw ci jafe-jafe yooyu ceex na faal ci leeral. parents d'élèves yi jàngalekat yi chef de village yi ak maire dëkk bi seqoon benn taabal fii ci ceeb ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xamee ni mooy gàllankoor njàng meeg njàngale mi fii ci diwaan gi. ñu daje waxtaan ci la nga xam ne lii moom mooy suñu jafe-jafe waaye itam ñu wutal ko ay safar loolu moo doon illay daje bi daje nañu ci suba bi léegi. waxtaan ci yi ñu jàppane daal suñu ko defee li ñu sas suñu bopp ci njàng mi fekk déwén daañu mën a matali yëpp loolu moo doon waxtaan bi. jafe-jafe yooyu biñ ci gën a ràññee moo di fii ci ceeb jàngalekat yi doyul. ndax suñu nattee commune ceeb juróom-ñetti fukki dëkk yi ak juróom-ñett nañu jàppane ñaar fukki dëkk ak ñeent ñoo ci am école ñaar fukk yi ñoo ciy dox loolu nag ñeneen yi doxul ñàkk jàngalekat moo tax doxatuñ te am nañu juróom-ñeenti école ya nga xam ne jotoon nañu ko tabax en diggante 2010 ak 2011 ba fi may wax ak yow mënaguñu am jàngalekat. muy jafe-jafe bu nga xamee ni rek yaakaaruñ ci kenn ku dul nguurug Sénégal. en tout cas tey bu ñu doon natt suñu bopp la nga xam ne li mënuluñu ko suñu bopp loolu la ñuy jooytu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko mën wala ñoom ñoo ko war a def ndax kat su fekkente ne li ñu wax sas ko suñu bopp mooy ne bépp xale bu juddu war nañu fekk ba muy jàng loolu li koy sottal bu ñu bëggee mu sotti mooy ay jàngalekatam li ñuy ñaan daal mooy ne jàngalekat yi su mënee am bu amee lu bëri dina saafara ci affaire yu njàng ci département Kébémer mais surtout ci commune Thiep. ci ndaje mi mboolem jafe-jafe yi nga xamee ni si njàng meeg njàngale mi ngi koy jànkonteel fii ci commune bu Thiep càmbar nañu ko ba taxawal ab plan d'action bu nga xamee ni si buñ fi jógee ci la ñuy sukkandiku ngir mën cee indi ay saafara. ñeneen ñu soxlaay saafara Thierno Fall muy nag waa lycée bu Kounkané nekk ca département bu Vélingara foofee la ñu ne ndongo ya ak jàngalekat yi ña ngay jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ndax ñàkkum ndox mu sell waaye tamit ay salle de classe yu matul loolu nag moo tax kon ñoom it ñu fësal seen i jafe-jafe Abdoulaye Diallo la ñu fay fekki. bokk biir département bu Vélingara te nekk ca kaw route nationale numéro 6 lycée bu Kounkané day jànkonteel ak ay jafe-jafe yu tar. lycée bi amul mur. bu ko ëmb yokk ci tamit ñàkk ndox fi ñu nekk nii sori na trop amuñu branchement ndox yokk ci tamit ñàkk ndox fi ñu nekk nii sori na trop amuñu branchement ndox liñ fi am di si naan ab teen la te teen bi bu ñu demee dawle salle de classe yi am te ni doyuñu li fi nekk vraiment doyul amuñu bloc ce qui fait que xale yi def science S2 dañuy jàng fii ba jóge fi duñu manipuler bagage yi nga xam te ni ñu ngi fi te pour ñoom la.
bon ci lycée bi am nañu problème ndox bu set ça c'est un. Deuxièmement on est ci lycée bu ñu am dañu nekk tout à fait au fond non seulement deuxièmement dañuy amuñu bloc administratif amuñu ay latrines amuñu ay classes. Tu retrouves des salles de classe qui contiennent 70, 72, 76 élèves par salle de classe. Donc xam nga ne loolu baaxul pour jàngale bi dox. boobu difficulté bu gën a tar bi moom infrastructure bi la ñu ski. ngir indil ndimbal wàllu njàngale mi ca boobee gox seeni mairie moo baaxee daaray tubaab yi ay jumtukaay lu mel ni ay kaye ak yu ñu àndal ak ay jumtukaay xarale yu bees. ci wàllu surtout ci wàññi leen coono yi ñuy daj loolu tax mais commune bi ci coobareem ne nañu def ren nañu yokk seen loxo pour jàppale jàngalkat yi yàlla def ci jàmm nag ci wàllu liggéey kii ni ñuy liggéeyee ñu ne nañ leen jox matériel informatique ak fourniture scolaire pour élèves yi. tout à fait dina am njëriñ nag surtout si ñun parents d'élèves yi ñi nga xamante ni dañu am ay difficultés pour ubbitee jàng tey bi ñu jox suñuy doom ay cahier pour ñu jàng parce que bon ak ndóol bu ñu àndal. Actuellement élèves yi dañu jël cahier yi ñu doon utiliser daaw yooyu la ñu utiliser ci ouverture école bi pour la première semaine. lycée bu Koungheul mooy lycée bu njëkk ci wàllu résultat baccalauréat ci biir diwaanu Kolda ca at bi weesu daanaka ci téeméer candidat yu ne lu ëpp juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ñoom amoon nañu seeni lijaasa. ñu wax ci leneen muy nag jumaap Masalikul Jinaan bi léegi tey nag ñu joxe caabi ndax liggéey bi léegi mu noppi fii ak ñetti weer sax lañu rek joxe app ba sëñ Bass Abdou Khadre nag doon fa amal ab nemmeeku ni kii démb doon xool rek fu liggéey ba toll gannaaw bi ki nga xamante ne nag moom moo teewal kon xalifa général des Mourides nekkal ko fii ci Ndakaaru di Serigne Mbackiyou Faye àdduna nag ci ab mbir mi ñuy laam-laamee jamono ji jëpp muy nag ña féete ci Cité Port ñu doon rek joxañ baaramu tuuma jumaay Masalikul Jinaan ne moo tax nag tey jii rek ñu daat fay amal ab yokk maanaam di yokk tali ak lu ni mel ba nar a kon yëkkati lu bari ñu bari loole nag la ñu ne amul waa Masalikul Jinaan weddi nañu ko ndax nee nañ projet nguurug Sénégal la ñu teewlu Serigne Mbackiyou Faye. institut bi jàkkaarloowul ak Cité Port institut baa nga ca ginnaaw am nay parking yu doy yoo xam ne ay oto mën na faa taxaw am na tamit ci biir jumaa ji am na ci ëtt yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji kon ñun loolu ñu wax day wax joo xam ne xëy na dañoo yatt seen xel di ko wax rek mu la muy loo xam ne lii xëy na ak njuumte la ci ñoom waaye lii nga xam ne mbedd yi dañ koy yaatal ñun jur na ci ñun juróom-ñaari mètre ci biir ak ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk ci yaatuwaay kon bon booy seet ñun liñ ñu jëlal moo ëpp li ñuy jëlal waa Cité Port kon bon mbir mi jógewul ci ñun mbir mi liggéeyub loo xam ne li état la am na loo xam ni wàllu état la moom moo yor réew mi moo yor mbedd yi moo yor dëkkuwaay yi bu ko neexee ni fii day toxal ndaxte fii kat seet nañu li fiy jaar ci ay oto ak circulation mbedd mi waratul a mekk nii war nañ mën ko def 2 fois 2 voies bu ko defee ñoom ñi nga xam ne ñoo ko dëkkee ñoo ciy ëppee sax lu ñuy bénéficier ndax dina circulation bi dina gaaw kenn dootul xat-xatloo ndaxte fii boo fi ñëwee 6 heures da ngay waaru ci ni muy mel ci ay oto loolu nag liggéeyu état bi la nañ ci seppi Masalikul Jinaan teg ko fële te képp ko am lu muy wax na dem wax ko état bi ndax yoonu Masalikul Jinaan newu ci. gerte gi ñi ngi ko doon wax ci ndoxteelu xibaar yi fële ca Thiès jàpp nañ nag ne ren ji li ñu fas yéene góob kon dana bari lool li ñuy xaar ca gerte ga nee nañ dana toll kon ci téeméeri tonne ak juróom fukk waaye tamit la cay sokki ko ci koppar tamit xayma nañu ko kon ci ñetti téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom lu ni mel nag ndaw ya kontaan nañu lool ca mbir ma fële ca Notto Diobass nekk ca diwaanu Thiès ba ci sax kilifa ya dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop. domaine agricole communautaire bi nekk fii ci Notto Diobass ren ji daanaka ndaw ñi nga xamante ne ñoom la ñu fi indi ñu doon yëngu ci wàllu mbay daañu góob lu toll ci téeméeri ak juróom fukki tonnes ci wàllu gerte. ren ci téeméeri hectare producteurs yi nekk Notto Diobass béy nañu gerte mu war leen indi lu mat téeméeri tonnes ak juróom fukk buñ ko jaayee à 210 francs le kilogramme mu leen di indil chiffre d'affaires 325 millions loolu du ay lépp moom la ñu gis tey. lu jëm ci wàllu mbay daanaka xale yi dugal nañ ci seen loxo bu baax tey ci lu néew la ñu doore woon tey jii gis nañu résultat yi. borom tool yi chef de village yi xale yi jigéen ñi ci wane nañu seen jàmbaar. ki nga xamante ne moom moo jiitee ndaw ñi nekk fii ci mu Notto Diobass gis na ne moom daal war nañ leen jàppale bu baax lu jëm ci ay wàllu financement ndaxte dañoo bëgg nag déwén ndéem nag lii ndortale ñu gën a taxaw ci tool yi téye ndaw ñi ñu toog fii ci dëkk bi ñuy bañ a génn wala ñuy dem nag di dugg ci gaal yi ngir dem bitim réew. Diobass pare na pour accueillir Dagam def ci li ci war ba nga xamante ni exode rural bi comme ni ñu ko waxee émigration clandestine bi jeex fii dañu bëgg bu ñu demee fii ak 5 ans wala dootuñu wax exode rural mais exode urbain la ñuy wax
ñu njëkkee Ndakaaru Thiès ñooy ñëw dañu envahir fii ñuy xool ñu leen di gérer à cause du TAC kon monsieur le ministre na ngeen di jàppale ko def financement bi monsieur le président moo des moo taxaw loolu la ñu soxla lu waay man di wax tey lu dul na financement ñëw ñu commencé liggéey waxoo. loolee buñ leen ci jàppalee daanaka dina mën a jur ay xëy yu bari fii ci Notto Diobass. ñu koy jaajëfal bu baax Cheikh Anta Diop suñu gan waxoon naa ko Youssou Diallo la njiital conseil d'administration bu Sonacos Youssou Diallo gannaaw bu ma la delloo nuyu dinañ wax ci njëgu gerte gi waaye laata ñu ci xuus rek ak reportage bi ñu seetlu. mu mel ni kon daal yaakaar am na ren ci gerte gi ne production bi dana gën a maanaam yokku ren ji yow noo ko jàngatee ndax loolu lu mën a nekk la. voilà maa ngi lay sant. di sant RFM TFM et loolu nga wax effectivement am nañ ci yaakaar. parce que ren moom ragal naa ne lu mu néew li ñuy war a am ci gerte dina ëpp li ñu amoon daaw. objectif bi di ngeen ko atteindre li ngeen waxoon. waaw daanaka daal def naa ne million tonne bi ci yoon war nañ ko weesu parce que daaw malgré ni nawet bi demee woon amoon nañu 950 000 tonnes donc muy million bu manqué 50 000 tonnes et ren nag macha allah nawet bi ni mu demee jeex na ci mi ngi daanaka jeex ci jàmm. et fépp foo dem yaakaar am na fa daal. yaakaar am na fa ñu wax ci njëgu gerte gi nag bi yoon ak commercialisation campagne bi nga xamante ne nii dooragul naam li ko waral njëg gi déggooguñu ci kañ lay door it waxaguñu ko waaye am na lu ñu jàpp ne xëy na jaadu na muy proposition ci njëgu kilogramme bu gerte bi ndax jàpp nañ ne ñeent fukki dërëm ak ñaar loolee njëg bu jaadu la yow loolu ndax lu mën a nekk la ñeent fukki dërëm yeeg ñaar yi. noo ko jàngatee. waaw fi mu nekk. xam nga njëgu gerte bokkul ak yeneen njëg yi parce que dafa am li ñuy wax interprofession maanaam kuréel bi ñuy wax CNIA mooy le comité national interprofessionnel de l'arachide mu boole producteurs yi boole exportateurs yi boole opérateurs semenciers yi boole transporteurs yi boole OPS yi ñooñu nag ñooy kuréel boo xam ni ay jàmbur lañu daanaka mën nañu wax société civile la. ñooy daje et ñu xayma xayma njëgu gerte gi ci ay paramètres yooyu nag yi ci ëpp solo mooy njëgu dëwlin ak ràkkal ci àddina si fu mu toll ak dollar bi fan la toll bu ñu xaymaa yooyu te yooyu aussi boo koy xaymee dafay addu ci production mondiale bi ren nag dañu gis ni production mondiale bi dafa baax macha allah. dafa yokku muy ca Chine. muy ci Inde muy ci États-Unis muy ci Brésil muy ci Argentine ba fii ci Sénégal donc maintenant daal affaire bi dafa maase te xam nga bu production yokkoo li ci ëpp njëg day wàcc kooku déjà benn phénomène la beneen phénomène bi mooy dollar bi jamono yu mujj yi wàcc na presque de 11% de sa valeur te li ñuy jaayee gerte ci àddina si et ci dollar lañ ko libale donc mu waneen daal mbir mi wàcc na ba nga xam ne njëg yi nga xam ne biñ ko calculer ci CNIA njëg bi ñu àgg dëgg-dëgg muy un prix qui devait être le prix mu war a nekk njëgu économique bi dafay nekk 187 francs maanaam fanweer yu tegal defe naa ni juróom-benni dërëm et léegi nag CNIA bi mu ko xayma mu ni daal man dinaa conseiller parce que li ñuy wax prix conseiller nguur gi njëg boo woon daaw ñu maintenir ko waaye xam nga boo jàppee njëg boobu il faut que mu am ko fay njëg boobu li différence bi 22 à 23 francs la te kooku nguur gi lay doon et moo tax nag nguur gi am ci solo ci kiiwu njëg bi waaye nag gëm naa te yaakaar naa ni comme que ren daaw nekkoon na 210 ren ñu déclaré que année sociale te ñi ëpp ci réew mi mooy baykat yi ragal naa ni njëg boobu et bu yokkuwul et du wàññeeku dana yem ci 210 boobu. du wàññeeku sànq wax nga lu am solo ne production mondiale bi dafa yokku ñu gis ne tamit jaay tamit balaa neex tamit nga mën a jaay bitim réew. est-ce que production mondiale boobu yokku bu mu yokku du indi gàllankoor ci maanaam producteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii te bëgg a jaay ji ca bitim réew. waaw jaay bitim réew du xëy na par rapport ak ñi ñuy wax chinois yi. maanaam mooy ñi nga xam ne ñooy jaay bitim réew gerte gi nga xam ne dañ ko xolli. muy gerte ñu koy wax communément gerte kemb gerte googu ñu xolli nag ren dañu gis ni chinois yi niñ daan teel a ñëw nekk ci àll bi
taxawal seen matériel di ak financement bi ak dafa seen contrat pour jënd gerte gi gis nañ daal ren dafa mel na nekkaguñ fi danañ ñëw du ñu ñëw waaye nag xawul dal xel tuuti ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci filière bi. kon lan mooy pexe fi mu ne nii. léegi nag loolu et li tax ñu doon wax d'ailleurs ñun huiliers yi que réew mi ni ñu ko yenn institutions yi doon conseiller ni léegi daal nañu fexe ba xëy na huileries yi bu mu amati solo ñu jublu rek ci di jënd gerte gi di ko xolli di ko jaayu bitim réew ñu di déedéet réew dafa war am industrie maanaam boo ñoo xam ni dañuy nal dëwlin te ñooñu suñu amee koppar yi nga xam ni war na te fi mu nekk Sonacos macha allah ñu ngi ci yoon boobu daaw amoon nañu pour jënd 200 000 tonnes 96 000 tonnes la ñu mujj jënd ndax production bi matewu ko woon ren ñu ngi yaakaar xëy na 200 000 tonnes yooyu ñu jënd lu ko ëpp parce que am nañu capacité. au moins waaw Sonacos ci boppam mën a nal lu toll ci 300 000 tonnes. Copéol am na beneen huilier la am na capacité mën jënd lu ëpp 100 ba 150 000 tonnes. Waawo am na capacité mën a jënd lu àgg ci xëy na 80 000 tonnes xam nga loolu boo ko boolee te production bi bu àggee 1 million de tonnes li ñuy jaay ci marché bi muy marché bi nga xam ne mooy marché officiel bi loolu du ëpp ceeru production bi. mais ak coowal huilier ak yooyu jafe-jafe yi ñuy jànkonteel fan yi est-ce que loolu également du leen gàllankoor ci bu ñu waree jënd ni nga ko waxee rek. non coow boobu ñu doon wax ci affaire privatisation yooyu. ñàkk xibaar yu leer ci nit ñi la. parce que gouvernement bi muy jël Sonacos dafa waxtaan ak partenaire am yi wan leen ni kii balaa ñu koy reprivatiser il faut que mu mel na jigéen boobu nga xam ni dafa jóge ci këram. doon sëy ba tas mu dellu ci kër waajuram il faut que ñu defaraat ko balaa ñu koy mën a jébbal keneen donc nag ci loolu lañ toll gën jaateel processus privatisation boobu fin 2018 lañ ko prévoir donc fi mu nekk lii il la di itteewu Sonacos ak gouvernement bi mooy nu ñuy def ba production bii ni këtti ni jonn bare macha allah te chinois yi ñu doon yaakaar gisaguñ leen ñu fexe ba huiliers yi mën a jënd diwlin jooju ci njëg boo xam ni mooy njëg bu am solo njëg boobu nag bi ñuy conseillé mooy li ñuy wax un prix plancher maanaam njëg boo xam ni njëg bi ñuy jënde mënu ko yées mais mën na ko ëpp daaw bi ñu nee 210 gis nañ ni prix équilibre bi ci marché bi mi ngi woon ci diggante 235 250 francs et ren xëy na yaakaaruñu xëy na lu mel noonu am waaye nag am njëg boo xam ne jaadu na. te njëg bi jaadu daal jàpp ngeen ni njëg bu jaadu daal fi mu nekk. njëg bi seen yaa digal nguur gi mel na ni njëg boo xam ni jaadu na waaye li ci des nag nguur gi mooy seet nu nga xam ni moom la def waaye nag seet bi mooy bépp différence bu ci am nguur gee koy fay. nguur gee koy fay waaye tamit leneen ñu ngi ko teg ci ndoddu nguur gi ba tey lu mu war a fay ndax dégg nañ également Sénégal di faral di wax ne am na ak lu yeex ci maanaam fay facture fournisseurs yeeg yooyu loolu ñu jàpp ni également nguur gi war na ci maanaam war na koo baral daal ngir campagne bu jaar yoon itam. waaw non defe naa loolu nga xamante ni ñooy fournir ci secteur bi. waaw kooku moom lu jaadu la waaye defe naa li ci ëpp ci facture yooyu fay nañ ko li ci des nag dafa nekk ci ay procédure yoo xam ne xëy na am nañu yaakaar ni xëy na balaa campagne bi di door suñu fayul lépp aussi li ci ëpp dinañ ko fay incha allah. li ci ëpp dinañ ko fay ñu koy jaajëfal bu baax Youssou Diallo may fàttali ni yow yaa njiital conseil kon laata ñuy tàggatoo sax ñi ngi may kon wax beneen laaj xëy na bu am solo la itam ñu fàtte woon ko rek junj muy mbirum Sonacos ak yooyu. fu ñu toll ci Sonacos ak jafe-jafe yi. waaw Sonacos de macha allah jafe-jafe yi de et xëy na. des nañu waaye nag am na lu ci wàññeeku bu baax. parce que bi ñuy jël Sonacos ñu fal ñu en mai 2016. usines yëpp a taxawoon dara doxul woon Sonacos at moomu 7000 tonnes maanaam juróom-ñaari junni tonnes gerte la jëndoon léegi ay la yëwoon juróomi usines yu Sonacos yu am yëpp daanaka dooraat nañu liggéey depuis daaw. mbaa dinañ am taxawaay bu dinañ am dëgërlaay ci commercialisation gerte bi. non macha allah parce que problème financement moo doon posé wu ci commercialisation. confiance bi dellu si nañu at mi njëkk jënd jógee nañ ci 7000 tonnes jënd 96000 tonnes xam nga kooku macha allah performance la liggéeykat yi ña amoon seen liggéey yëpp ñu ngi continuer di liggéey Sonacos
ci campagne bi jël nañu lu tolloog 7000 tonnes 7000 saisonniers ak contractuels donc créé nañu ay emplois ca Ziguinchor ca Kaolack ca Diourbel ca Louga ak fii ci Dakar kon nag xam nga loolu am na solo beneen bi mooy bi ñu jëlee Sonacos ba léegi bi ñu koy jël nguur gi moo doon fay solde yi par weer waaye depuis décembre 2016 Sonacos ci boppam mooy fay ay soldam boobu ba léegi. kon fan lay mujjee fi mu ne nii ak nguur gi ak li ñu waxoon ne dañu koy jëlaat ak yooyu. waaw kooku nag mébatu nguur gi la. waaye diggante mébét boobu ak xëy na muy demee parce que gis nañ fi entreprise Sénélec ba ñuy wax ni dañ koy reprivatiser defe naa ni bi Ablaye Wade doogaa toog la woon waaye ba léegi tey ji Sénélec redressé nañ ko ba toll na foo xam ni xëy na yàlla mën na def Sonacos xëy na jaar foofu parce que gis nañu chinois yi ñu doon yaakaar ne xëy na moo tax tey jii war nañu jaayaat suñu huileries yi gis nañ ni xëy na ñooñ daal dañu mel na nu mu tuddee ci hirondelle yooyu nga xam ni léeg-léeg bu printemps jotee ñu seen leen bu printemps xawee yéex doo leen seen te économie mënul taxaw ci loolu léegi kañ ni ñu war def mooy ni ñuy fexe ba dëwlin ji nga xam ne dañ koy jaay di ko consommer ci réew mi ñu fexe ba dëwlinu gerte duggaat ci consommation réew mi parce que tey jii njëgu dëwlin bu fekkee même ci bitim réew mi ngi wàcc fii ci marché bi ci biir réew mi loo am solo la. te tey jii est-ce que wàllu qualité bi bu boobaa tamit dinañ ko mën a am parce que tamit yaakaar naa qualité ba dana am solo. diwlin bi gën qualité ci àddina mooy daana gannaaw xëy na ay olive ak yooyu mooy gerte dëwlinu beneen bi tiir daanaka ñëpp xam nañ li ci nekk du ma ko wax et yeneen xeetu dëwlin yi aussi gis nañ li ci nekk te tey jii marché consommation huile ci réew mi gerte représenté wul sax 1%. xam nga loolu doy na waar ci réew moo xam ne tey jii ci réew yu gën a mag ci àddina ci ñuy defar gerte aussi jëkk fi am ay huileries kon nag inversion tendance boobu nekk na loo xam ni dañ ci war taxawaat. mais xëy na ñu dooleel leen ci wàllu jumtukaay aussi lu leen di permettre ni ñu ko waxee rek ñu mën a xëy na defar dawlinu gerte gu doy donte ñi ngi ciy bay lu bari. waaw kooku nag dafa laaj ay mesures yoo xam ni économique et commerciales yoo xam ni gouvernement bi daf ko war def surtout pour non seulement protéger waxuma sax protéger mais. def ba dëwlin ji nga xam ni daf fiy dugg ci loo xam ni jaarul yoon mi ngi wàññeeku sax loolu dakk bu fekkee ni kii indi dëwlinu tiir diw tiir dafa jaar ci cordon douanier bi fay la mu war fay et defe naa ni ñun bu ñu defaree dëwlinu gerte dinañ ko mën a jaay ci biir réew mi mu gën ci santé sénégalais yi gën ci économie réew mi parce que bu boobaa dafay jur ay liggéey jur valeur ajoutée waaye boo jëlee gerte goo xam ne da nga ko xolli rek yóbbu ko bitim réew non seulement sa valeur ajoutée nga yóbbu bitim réew mais ay liggéey nga yóbbu bitim réew et croissance su réew mi aussi quelque part moom ngay transporter ci yeneen pays yi nga xam ne moo nekk ci àddina bi. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax Youssou Diallo njiital conseil d'administration bu Sonacos ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xibaar yi ñu wéyal ko wax nag ci vendredi noir ñu duppee ko nag kon àjjuma ñuul ci wolof loolee nag la rek waa PS daal di sóobu ñenn ñi far nag kon ci parti bi rawatina ak soxna yi àjjuma bu ne dañ koy def li ñu bëgg rek mooy ñu bàyyi Khalifa Sall mi nga xamante ne nii mi ngi ci kaso bi àjjuma ji weesu nag ñag woon fële ca foyer bu Grand Yoff wax nañ fa li nga xamante ni moom mooy seen yitte Maymuna Njaay ci leeral. ñi dañ koo waxante woon ay soxna yu sol ay yëre yu ñuul bokk benn xeex bi bokkit benn kàddu. libéré Khalifa libéré Khalifa ñu ñëpp na taxaw ñun ñëpp na taxaw jóg leen taxaw libéré ñu ñëpp jóg. soxna yi fare ci parti socialiste bëgg ñoo def ginnaaw ci xeex bi ñuy def jëmale ko ci génne kaso maire bu Ndakaaru Khalifa Sall. ba fu mu war a àgg rek dinañ fa àgg xam nga dañu commencé di sol yu weex di def ndànk di dox ñu gis na ni loolu jàllul xam nga lii lu ñuul la te lu ñuul am na lu muy symboliser ndax lu ñuul dëj rek lañ koy sol kon nag ñu mer ñun nag dañoo nekk ci dëj. ba fu mu toll nii ñii fare ci parti socialiste dañoo jàpp ni Khalifa Sall otage politique la ci jiite soxna yi féete ci Grand Yoff moom nee na combat bi
day door a door. ñu jël sunu otage jàpp sunu nit yóbbu ko ñuy laaj rançon boobu nag ñu ngi koy dajale pour fay ko incha allah dinañ ko fay waaye yu ñuul yi chaque mercredi la et le vendredi tous les vendredis rouge la à l'ancienne mairie de la Médina. benn milliard 800 millions loolu nekk xaalis bi nga xam ni moom la ñu war a dajalee teg ko ne bu ñu bëggee maire bu Ndakaaru daal di génn kaso militants yi ñoom nee nañu dogg nañu fu mu yem rek neex. déjà député rek nga nekk biir prison te am immunité parlementaire loolu mooy otage ndax loolu kenn mësu koo gis amul fenn mënta nekk kon nag otage la c'est comme droit bi ci boppam nga xam ne constitution bi ci boppam nga xam ne ñi ko war a défendre ñooñu bu ñu jëlee constitution bi dox ci teg ci seen ay tànk loolu lu ci nit man kon kooku otage la ñun na jàpp nañ loolu ñun tamit rançon bi nag ñu ngi koy dajale fépp ci àdduna bi. ci xeex bi ñu ànd ceeg Pastef nee nañu xam nañu lu ñu bëgg suñu jëm mooy ci ndaje bu yaa ñu nar koo amal ci mbedd mi aljuma bi ñu dëgmal. ñu jéggi suñuy frontière dem ba Japon wax nag ci sargal gi ñu doon sargal artiste bii di Youssou Ndour ak raaya boobee ñu duppee Premium Imperial ñu daal di koy rek sargal te moomee artiste ba mu nekkoon nag loo xamante ni kon lu am solo la foofee ca Japon xol ya tooy na waaye tamit xol ya féex na ndax loolee nga xamante ni rek moom mooy prix ba Aïssatou Paye moo dikk ak ñun ci mbir moomee. prix bi ñuy wax prix Premium Imperiale bi ko prince Itachi Raku empereur u Japon bi jox démb ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre du lu bees ci leaderu super étoile bi di Youssou Ndour raaya la rekk bu tegu ci ay raaya mu bokk ci prix artistique bi gën a mag ci wàllum art ñu koy sax méngale ak prix Nobel des arts lu tax nag ñu jox ko doomu Médina bile tontu gi jaruta seet carrière bu riche liggéey bu dëggu jàpp te bañ a bàyyi gëm Afrique ak doomu Afrique. Wake up stand up Africa gëmal sa bopp gëm li nga doon lu bare nga am lu bare nga mun waruloo noppee ni may ko ndam lu rëy li naam ndam yàgg na accompagner carrière Youssou Madjiguène Ndour mu yàgg nag jël sonorité africaine yi lëkkale ko ak musique du monde te la ubbeeku ci world musique jaay itam musique sénégalaise fépp fu mu mënti nekk prix Premium Imperial bi nag nekk consécration nañu fàttali rek ne prix bi ñi ngi koy joxe depuis atum 1989 Youssou Madjiguène Ndour nag xam ngeen ne du yem ci lile mi ngi wëyal liggéeyam Bercy mi ngi koy xaar foofule ca Paris mu nekk nag loo xamante ne mi ngi participer ba tey ci jaay gi muy jaay suñu aada ak cosaan ak musique sénégalaise Youssou Ndour nag bi mu jotee raaya bi ba pare mi ngi naan réewum Japon arigato gozaimasu maanaam mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Thank you. Arigato. Thank you. Thank you very much, Mr. Ndour. Aïssatou Paye njiitu réew mi Macky Sall itam mi ngi koy jaajëfal loolee fësal na ko ci page Facebook am ndax nee na guléet raaye bu ni mel ñu koy jox ab doomi Afrique mu noon nag guléet kon ci Youssou Ndour njiitu réew mi Macky Sall ni mu ko waxee rek jaajëfal ko ci page Facebook am ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenikaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf bu ñu bañul woon ay wax ne kon malaakal mawti ci l'hôpital yi réew mi la dëkk te moo ñu xëy di laaj ci xëtamu njëkk ndax hôpital yi ci réew mi du ñu ay muuruwaar maanaam barab yoo xam ne boo woppee da nga fay dem ñu jekkali la li tax journal bi samp laaj bu ni mel moo di dafa boole erreur médicale yi ñuy jàmbat ci l'hôpital yi ci réew mi traitement bu bon ba ñu fay def malade ya liggéeykat yi ci l'hôpital yi ak xamadeeg ñàkk kersa gi ñuy wane ci seenub liggéey càggante mu dig négligence gu ñuy doxe ñàkk taxaw gu ñuy ñàkk taxawu malade yi prise en charge bu gàllu góose boole ko ket l'hôpital yu bari yu nekk ci réew mi boo fa demee amuñu ay lal yu doy yu ñu mën a tëral malade yi léegi nag fa ñu la war a faje buñ la fa jekkalee fooy wéree Vox Populi moom it xëy weri bulusam sol ko dugg ci l'hôpital yi xamal ñu ne kaawu Aïcha Diallo mi faatu keroog ci l'hôpital bu Pikine dafa feeñ rek waaye yu ni mel wala yu ko yées yàgg na am ci l'hôpital yi réew mi journal bi nañu ku ko weddi fàttalikul xale bii di Bekay Cissé xale bu ndaw la defoon accident tànk ba damm waa l'hôpital tabaxoon ko ca tabax ba baaxul ay mbokkam ñàkkoon nañu ci 1,267,636 francs te foogone gii di Bekay Cissé mujj moo di fan lañu koy suul journal bi ñu yamuñu ca ne ñoo ngi fàttaliku it seex yu matul woon yi juddu woon ca Dalifort 21h di 9h ci guddi ci la ñu judd ci centre de santé bu nekk ca Dalifort di ay seex yu jigéen ba ñu ñëwee doon ay prématuré maanaam matuñu woon centre de santé bu Dalifort bi gis ne amul ay jumtuwaay yu mu mën a yoree ay prématuré ca centre de santé ba taxoon ñu bind aw këyit jox ko bàyyi gone gi dugal leen ci ambulance bu amul dara ne leen nañu wër hôpital bu ñu mën a dem gaa ñi gàddu këyit yi dugg ci ambulance bi yéene kaay bi nañu ci jamono joojee daanaka hôpital yi dëkk bi yëpp wër nañu ko fu ñu dem ñu ne leen du fi ba ci 3h du matin benn seex ba faatu 5h du matin beneen seex ba ca desoon topp ca Vox Populi nañu li fi professeur Abdou Kane bindoon 2016 loole rekk muy dëgg hôpital yi Sénégal yi pàcc mu leen di indil xaalis dañu gën a faratal docteur Boli Diop xëy jël baaramam teg ko fi gom bi di méttee mi ngi ci xët mu njëkk enquête dina kaay nee na service urgence yi ci réew mi faw dañu leen di jooyandi waat maanaam organiser leen waat docteur Boli Diop mooy secrétaire général bu SAMES nee na fii ci Sénégal amu fi ñu doy ñu tàggat ngir ñu xam lan mooy service urgence hôpital yi dañuy dem ba yëf yi ëpp leen doole ndax lu yëngu rekk ñu jël yóbbul leen docteur Diop ne da ngay gis kenn ku ñu jël ci l'hôpital mu fay liggéeye ba muy dugg personnel d'appui la ñu koy jëlee dafay xëy rek doon personnel de soins ci l'hôpital bi mu teg ci ne booy xool ba ca biir a biir état bu Sénégal deful benn investissement ci wàllu santé bi sant bay pooc ndax ren baykat yi réew mi danañu ca yegg li ko waral mi ngi ci la Sénégal journal bi nañoo tereetu gerte gi nar naa taq suuf ren ndax Chinois yi nga xam ne waxtu wi daaw fekkoon nañu jënd lu bëri ci gerte gi ci baykat yi Chinois yooyu ren kenn seenu leen ak i gët nee nañu li ko waral mooy dañoo bay gerte gu doy ci seenum réew surproduction mondiale moo am ci Chine la Sénégal nañu baykat yi jaaxle nañu waaye terewul ba léegi ñoo ngi dundee yaakaar ci ne état bi dana subventionné njëgu gerte gi bu ko defee huiliers yi jënd lépp li ministre yi doon yaakaar ci gouvernement bi l'observateur ne nañu Macky Sall xaaj na leen lu bari bil journal bi seen appétit la coupé ci loi des finances 2018 bi président Macky Sall dafa yaxanal lu mu mën yaxanal lu bari journal bi nañu ci takk yim ciy joxe benn ba moo di bu dul force de défense ak force de sécurité yi amul kenn ku ñu jëndal wata yu bees wàllu mobilier it am nañu nuñ ci doxalee ki def loolee di président Macky Sall Soleil national nañu démb ca ndajam conseil des ministres ba muy wax ci élection conseil des droits de l'homme rafetlu na bu baax a baax fës gi nga xam ne diplomatie bu Sénégal fës na ko ki nëbbatul daraam moo nekk ci xët mu njëkku direct info Thierno Alassane Sall ministre énergie ba woon te jóge woon ci gouvernement bu Macky Sall ñu naan dafa bàyyi ñi naan dañ koo dàq yéenekaay bi nee nañu moom Sa Thiès di Thierno Alassane Sall la mu digge woon mu di ne dana taxawal mouvement boo xam ne da cay wéyal ab xeexam ci wàllu politique Thierno Alassane Sall def na ko mouvement bi république des valeurs la ko tuddee ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ca la koy lancé direct info di laaj ndax moo ko mouvement moom Thierno Alassane Sall dina mën a yëngal Macky Sall ak waa Touba lu tax neexoowuñu Wal Fajri moo bind loolu boole kook di ñu leeral li tax ba waa Touba safawuñu président Macky Sall mbañante gi am ci biir parti socialiste ci loolee la journal bii di Le Quotidien xëy gars yi li lu beere Khalifa Sall journal bi nañu ci la ñuy dox guddeeg bëccëg Abdoulaye Wilane mi fi ne woon Khalifa Sall ak ñi mu àndal ay bëñ ñu bon lañu ci parti bi dañu leen di buddi seppi sànni ci sën ba waxam jooje moom Wilane journal bi la nañu Bamba Fall tontu na ko nee na Abdoulaye Wilane daa juum bëñ ñi yàquwuñu gémmiñ gi ci boppam moo nëpp Aïssatou Fall bokk ci jegeñaale Khalifa Sall yi bokk ci ñiy xexit ngir ñu libéré Khalifa Sall ne ñu ci Le Quotidien dañ ne woon dañuy def ab doxum ñaxtu boo xam ne dañuy summeeku ba defee ramu neen dox ci mbeddi dëkk bi gaañi ne du ci dal bu ñu libéréwul Khalifa Sall nag danañu def lu raw summeeku ba set wecc di doxi ñaxtu ci mbedd yi ñu koy jaajëfal bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen waaye nag ci way bi la ñuy tàggatoo mooy way bi nga xamante ne rek moom la Youssou Ndour def fële ca Japon gëm sa bopp kon la wax ci way boobee ci prix bi ñu ko doon jox rek ni ma ko waxee prix boobee ñu duppee Premium Impérial fii la ñuy tàggatoo ak yéen dig leen daje ci yeneen jotaay xibaar jaa ngeen jëf. Wake up, stand up, Africa, gëmal sa bopp. gëm li nga doon lu bare nga am lu bare nga mën
warula noppee ni. Immense is your wealth. Immense how you dream. 10 days to live again. 10 days. 10 days. Africa dream again. 10 days. Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp ak gëm li nga doon doon lu bare nga am lu bare nga mun waruloo noppee ni. Immense is your wealth. Immense how you dream. 10 days to live again. 10 days. 10 days, Africa dream again. 10 days. Thank you. Arigato. Thank you. Thank you very much, Mr. Ndour.